maître Abdoulaye Wade président Sénégal ba fi woon ak i artoom jëm ci daal di lakk bu keroogee 24 février 2019 bulletin di li nga xamante ne mooy procès verbal yi ci bërëb bi wate yi ci Sénégal gouvernement bi jaare ci kàddu yi porte parole bi Seydou Gueye ne ñu ngi koy xaar lépp lu ci yoon wax ci jalgati yu ni mel daañ ko def ku def lu ni mel ñu teg la daan yi war. Tamba ak commissaire bu bees liggéey bi sumb na ko xaat moom commissaire bu bees bu Tambacounda bokk na ca wéyal enquête bi jëm ci fitna ga fa woon ba ñaar ci bakkan rot fa ay du yem ci bopp borom fitna naka noonu waral tourisme gi ñu ngay njort ca fi nga xamante ni mooy Saly Portudal ak la ko wër ci Petite Côte bi ak cooxe ci tourisme bi gobbee ndax ci xibaar am na fa ñenn ci touristes yu daal di tàmbali takk seeni wëlis ñeneen di wàññiku ci réservation yu nu defoon ñeel hôtel yenn yi wàllu xibaar dina ci bokk sport gi ak soxna Sode Thiam yéeni kaay Mamadou Mohamed Ndiaye mooy del si Mouhamed ak ñun ci xibaar yu nu jagleel campagne électorale bi ci technique Aliou Ba. ñu tàmbalee xibaar bu naqari kenn ci ñetti militant yu Ousmane Sonko yi amoon accident ba sonnoon lool ci hôpital Ziguinchor mujj na tey ci suba wuy ji sunu borom kenn ci ñett yooyu nga xamante ni ñu ngi woon sonn lool ñu fàttali ne xayma gi ci blessé yi ñeel yooyu militant yu Ousmane Sonko fukk ak juróom-ñaar lañu ci pàttali talaata ju nu génn la bus ba nu nekkoon daal di def ab accident jamono yu bàyyi ko woon Bignona doon dem Ziguinchor wata ba dal ci ëkk ginnaaw si mu këpp ay yooni yoon. tiis weneen ca Thiès ak accident bu am sànq ci kanamu mairie bu diwaanu Thiès benn borom Jakarta ak soxna si mu yaboon di kuñ daa woowee Khady Dieng lab camion fiir soxna su jigéen si nag ci xibaar dëkk ca kaw Saxa Fall di Khady Dieng faatu na ki doon dawal Jakarta bi moom ñaari damm la jëlee ci accident boobee tukkee ci camion bu doon moytub taxi dal seen kaw di xibaar ñu taataane ci sunu naatango ci Thiès Cheikh Anta Diop. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. xibaar yu wér te wóor. commissaire bu bees bu diwaanu Tamba daal dina door liggéey bi ginnaaw ak palam Amady Balde lay wuyoo daal di fa wuutu ki nga xamante ni mooy commissaire Tomba ci nu jëlee ko fa ginnaaw fitna ya fa woon ci diwaan ga diggante ñenn ci militants yi Benno Bokk Yaakaar ak ñi yore wàllum karange professeur Issa Sall ba ni nu ko waxee fitna tukkee ci woon loolee kon moo waral coppite gi ñeel commissariat Tamba liggéey baak nam ko doo rek fa mu ko fas yéene jaarale ak ka fa woon nag la mu fa def ca Tamba ak Moussa Oumar Gueye. xeexoo yu dox diggante waa PUR ak lenn ci militant Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ni dafa mujj ay bakkan rotandiku ci am ci ay gaañu ci jamono jooju nga xam ni am na ay samba boy yoo xam ne dañu prox ndoll ci dawalkatu Jakarta yi loolu lépp nag indi ay jiixi jaaxa ba tax kii di commissariat Tamba daal di jóge Tambacounda ñu affecté ko ki ka remplacé di Hamadi Balde Yaya Tamba ci fàttaliku mi ngi ñëw Tamba ci atum 2015 boobu ak ndégéni si am na jëf yu rëy yoo xam ne def na ko yu bokk ni jëli Boy Djiné fële ca frontière bu Guinée daal di koy indi fii ci commissariat urbain bu Tamba waaye itim ba tey ci jamono jooju nga xam ni amoon na ay xeexoo yu dox diggante ay militant Khalifa Sall ak ay militant APR fii ci quartier dépôt kii di Yaya Tamba moom moo doon doxal mbir yi waaye leneen lu ñu seetlu mooy dañu gis ci Tambacounda ñi nga xam ne ñoom ñooy def katu ñaawte fii daanaka dañuy wéy di def li nga xam ne ñu ngi koy def rawatina nag ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñooy dawalkatu Jakarta yi depuis fan yi la ñu weesu ñu amaloon ay yëngu-yëngu ci biir dëkk bi daanaka boobu ak nigéni si dañ leen bàyyeeg seeni sago ki nga xam ni moom mooy Hamadi Balde mi doog a ñëw danañ ko xaar ngir ana yan pexe lay jër ba assainir lépp lu jëm ci wàllu secteur dawalkatu Jakarta yi nan lay def ba toppatoo lépp lu jëm ci wàllu code de la route ñu respecté ko wàllum takk casque ak yeneen yu ni mel waaye itim ba tey nan lay def ba li nga xam ne moom mooy jàmm ak kaaraange ak dalum xelu askan wi mu gën ci mën a bay waaram waa PUR daal dinañu gis benn huissier ndaxte nee nañ ci seen siège luy toll ci fanweeri matelas ci benn groupe électrogène ak ñetti projecteur loolu lépp dafa ni mes maintenant mes yemul foofu ñaani moto yoo xam ne dañ leen a taal bis bi nga xam ne xeexoo yi amoon na ci quartier dépôt Hamadi Balde daal dina tàmbali liggéey bi ngir àggale enquête yi nga xam ne tàmbali nañ ko diggante waa PUR ak lenn ci militant Benno Bokk Yaakaar Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa jërëjëf waa PUR seen candidat El Hadj Issa Sall ginnaaw ak taxawalandi ñeel ab campagne am dina ko tàmbaliwaat wala def na lu mel tey ñu ngi ko xaar ci ngoon moom El Hadj Issa Sall ca diwaan gu tedd gi bu Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu Tiwaawoon
président ba woon bu Sénégal Abdoulaye Wade ak wàccam ci terrain bi tey jii la koy tàmbali moom Abdoulaye Wade ak PDS ci lu nu àndul ak bu candidat ngir élection yu nu dëgmal fa mu taxawoon nag ba fii moom maître Abdoulaye Wade ci wàllu élection 24 février ma nga ca sàkku ci militant am démb bu keroogee 24 février 2019 ñu dem ci bureau de vote yi taal lii di procès verbal yi ngir ak defaat ñeel yooyu élection ci fànn woowu ak doxalin wu ni mel nag gouvernement bu Sénégal ci porte parole am la ñuy teewlooy kaddu Seydou Gueye ak lanu koy naxaare ci wàllu yoon ak la mu ca wax. du kaddu yoo xam ni dëppoo na ak dayoo koo xam ni nekkoon na fi njiitu réew te foog naa ni loolu bu ñu koy xayma gàcce lay tudd ndaxte nit ki def lu yées la mu war du taxawaay bi gën état wu Sénégal nag état de droit la kenn mënul nangu nit ki soog di jalgati li nga xam ni mooy loi yi ak règlement yi donc loolu dañu koy ñaawlu ndaxte appel à la subversion ak insurrection la daf ko weesu sax ndax dafa mel ni défiance mooy dëkk loi yi mel ni mbër boo xam ne da nga fay dëkk moromam te loi yi ñoo nekk ci kaw ñëpp et gouvernement bi nag la ko war mooy ñu appliquer loi bi. nee nga gouvernement bi li ko war mooy appliquer loi yi lan la gouvernement bi fas yéene def ci taxawaayu Abdoulaye Wade. li nga xam ni moom lay def mooy citoyen yi seen kaaraange dinañ ko matal gouvernement bi li muy def élection bi dina am ak jàmm le 24 février ndax matuwaay yëpp jël nañ leen ko ci sécurité bu mat képp ku taxaw taxawaay boo xam ni yoon dàq na ko yoon condamné na ko yoon dina dal sa kaw nga am ñaari at nga am fukki at ak juróom-ñett ba téeméeri at. professeur Moussa Diaw la mu gis ngir delloo si xelam Abdoulaye Wade ci boppam mooy xalifa généraux yi Sénégal yi wax ak moom kilifa gi moom professeur Diaw di docteur ci wàllu science politique moo ni gisee dem na ba jàpp sax ne Abdoulaye Wade ak doxalin wi ci ku nekkoon président mim réew Sénégal du doxalinu ku mat ñu déglu professeur Diaw ak Alaaji Njogu Jéen. waruñu di inciter nit ñi ci violence moom xam na ci dara période bi ñu nekk nag tension extrême bi ñu nekk kenn warul di tenir discours bu mel noonu di pousser jeunes yi pour ñu def violence wala ñu xotti wala ñu taal ay procès-verbaux ça c'est attitude boobu c'est irresponsable war na nag seetaat boppam kilifa diine war nañu wax am nañu ko xam ne dafa leen di déggal war nañu waxanteeg moom pour mu bàyyi discours bi muy tenir pour mu bàyyi bañ dem waxuma sax def politique mais parce que mag la war na toog war na lii du responsabilité di pousser ay jeunes mag mu toll na moom nga xam ne dafa war a écarter dafa war a di conseiller wala muy xalaat wala muy encourager ci jàmm lu jëm ci jàmm. ba tey lu ñeel Abdoulaye Wade ko taxawaay njiital mouvement gëm sa bopp Bougane Gueye Dany am na yaakaar fii ak élection yi 24 février mu am neneen nu mu taxawee nu wuuteeg na mu waxee ci njëlbeen Bougane Gueye Dany nekkoon tey ganu RFM matin. xam nga bu njëkk dane woon kenn du dem élection léegi mu ne nanan dem sax waaye nañu xotti PV yi. maanaam danañ dem waaye bu PV yi génn donc lu ci nekk rek nañ ko analyser ci moment ba nga xamee ne noonee la ko waxee te xam ne li des ci élection yi bareetut te li am solo mooy aujourd'hui coalition Idy 2019 suñ borom jox na ko doole joo xam ne taxaw nañu te li wóor mooy mun nañu jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom moo fi nekk waaye li am solo mooy nu ñuy def ba gën koo taaral te am président Abdoulaye Wade ci biir coalition bi des na ko gën a taaral te yaakaar naa ne moo gën a jege. Abdoulaye Wade ndax mën na su naa xaar mu dellu gannaaw ci dogal bi mu jël ci ne fexe ba élection du am daal di ñëw jàppale ku mel ni Idrissa Seck ndax loolu lu mën a am la. waaw xëy na ëllëg mun naa soppi gis-gisam ci taxawaay bi mu war a am. loolu foog nga koom ku xam démbuk Abdoulaye Wade ak Idrissa Seck ci safaano ak la fa Abdoulaye Wade daan wax sax na dina sàkk bépp pexe ngir Idrissa Seck bañ a doon président Sénégal. waaw mais xam nga tey dafa am dilemme mun naa sàkk benn pexe. peut-être pour loolu bañ a doon waaye li wóor mooy diggante doom ak baay kenn xaju ca. lu mu la ca wax démb. ma ne diggante ak Idrissa Seck. sama diggante ak Abdoulaye Wade diggante sët ak maam la. diggante Idrissa Seck ak Abdoulaye Wade diggante doom ak baay la. dama yaakaar ne na si leen bàyyi ñoom ñu lijjanti ko. Bougane Gueye Dany loo ci mënti dégg jàmm gën ay ndax Sénégal ak campagne bi ak tolluwaay ak fitna gi xaat ma ngay commencé ami njeexite ci wàllu tourisme ci Petite Côte bi boori Mbour ak la ko wër Saly Portudal li koy misaal rek mooy yenn ci ay touristes yu waajal seeni walis ngir dellu ña des di wàññiku jël yoon weneen ci réservation yu ñu jotoon def ñeel hôtel yenn yi moo waral ñu yëngu ci wàllu tourisme di woo ñëpp ci dal ak jàmm. Abdourahmane Diallo. ci jamonoy campagne électorale bi lii di hôtel yi ak bërëb yi nga xam ne dañuy dalal nit ñi touristes yi commencé nañoo wàññeeku El Hadj Guissé mooy directeur général bu Palm Beach bu Saly. déjà ñi ñuy liggéey
ñëpp xamoon nañ ne Sénégal mois de février dafay am élection am na ñoo xam ne ñi am nañ habitude aussi xam élection ni muy déroulé woo en Afrique et principalement au Sénégal li fi xewoon il y a 7 ans mi ngi des toujours ci xel yi. fitna yi nga xam ne nag nemmeeku nañ ko ci campagne électorale bi mën na doon tamit mbir mi nga xam ne dina gàllankoor lu jëm ci wàllum tourisme bi. secteur yi gën a fragile ñun ci fitna ci la ñu bokk ndax ñun suñu secteur dafa nekk loo xam ni même bu fitna soree sax dafa yàqal ñi gën a jege sàkkamtuma bu fitna bi nekkee ci biir réew mi ñun loolu lu ñu tiital la donc moo tax bi ñu gisee fitna yi mujj am dañu yaakaar rek ni xëy na luy gaaw a jeex la waaye malheureusement bu doon fitna buy continuer certainement luy yàq suñu liggéey la. li ni mel sax a tax ñuy yëngu ci tourisme di woote dal Momar Diaw mooy njiitu village artisanal bu Saly. ñun dañu bëgguñ violence parce que violence baaxul violence moom day yàq du defar parce que ñi si dee ni yëpp dañuy perte. candidat yi ñu ngi leen di ñaan ñëpp lu lay waru sóoli violence bi ñu teg ko ci suuf parce que doxalu réew. woote dal googu tamit moom la tubaab yi jagleel juróomi candidat yi Marie Autrice doomu Belgique la. Que chacun respecte les opinions des autres, que chacun puisse exprimer ses opinions et que tout le monde aille voter, ça c'est super important. ñi yëngu ci wàllum tourisme nag di am yaakaar rek ni élection yi bu jàllee seen liggéey bi dina doxaat. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane ay fan yu néew des ci élection yooyee lu jëm ci wàllu wote geeg tànn gi yenn ci aji wote yoo xamante ni gisaguñu ba tey ak i gët seeni carte ña des it seet luy njuumte di sàkku jubbanti moo waral jamono yi fii di DAF FESDEL DAF mooy direction ba ñuy yëngu ci wàllu automatisation des fichiers Salimata Awa nga fa woon. nit yu bari ci buntu DAF direction automatisation fichier yi ñoom ñooñee dañoo ñëw ngir jël wala déposer seen ay carte d'identité mbay kenn ci ñoom ni juróom benn weer a ngi nii lii lay dund. léegi mot 6 mois xaw ma ba léegi maa ngi koy nga bi ma déposé ak léegi le 22 6e mois 2018 ba léegi maa ngi ni jotaguma sama carte dama bëgg a wote surtout waaye laa comme ñëpp damaa bëgg a wote instant moo doon jot sama carte dem naa fu ma demee dem naa Kaolack ñu ni ma ñëwagut dañoo fi ñu ni ma depuis le 26 la carte bi génn mais mënagut a àgg Kaolack moo ma jaaxal. Diène Sène mu ngi liggéey ci biir DAF ci lu ñu wax mu ñuy xamal ni jamono yi lépp baax na amuñu benn jafe-jafe. Tout se passe bien, on fait notre travail très bien même. Et aussi ñu ngi comporté ak gars yi ni nga xamante ne kenn du mer waaw dina xante ak ñoom di leen jox seen pièces comme ni mu waree. Vous êtes à la DAF comme? Oui, je travaille à la DAF. À la DAF. Oui. Vous vous appelez? Monsieur Sène, Diène Sène. bët ya néewi ndax dafa mujj dagg ay nalawam ngir teel a xëy si lijjanti jafe-jafeem gi maanaam ci carte d'identité bi dañ koo bindal ni moom inscrireul ci fichier bi mu mitti ko lool. man mënuma voter quoi parce que dañ ma bindal non enregistré sur liste électorale dama su ma soñoon damay voter comme sama moroom citoyen la su ma soñoon damay voter mais man loolu lañ ma bindal quoi ñëw naa fi di réclamer mais waxuñ ma dara loo xam ne lu leer la. ah man kay damaa bëgg bu dee mën nañ ma ko changer fekk élection yi. fukki fan rek des ci élection yi sénégalais yu bëri dañoo wutaleendoo direction automatisation fichier maanaam DAF ngir jot seeni carte d'identité loolee ngir mën a wote bu ñaar fukki fan ak ñeent jotee ci weeru février. jërëjëf Salimata di la jéggalu Aliou ñu jéggalu Salimata aw waroon ko may mu daaneel wuy ak élection yi waajal ge candidat yi nga xamante ni ñu ngi ci àll bi fu ne romb nañ fa ba ci gox yu xëcc yi ci sunum réew léeg-léeg du ñàkk ñoom ñëpp seetlu yenn ci gox ak neen gu fa nekkee fu ci mel ni Pout Ndof ci Thiès foofee daanaka poste de santé ba sax fukki at ngi mu tëjee Cheikh Anta Diop. Pout Ndof di dëkk bu mag nekk ci département bu Thiès dëkk bi day tey jii ñoom nee nañ lu jëm ci seen wàllu wér-gu-yaram sooxe na lool ndaxte seen case de santé bi nga xamante ne moom lañ fa indi woon daanaka ay at a ngi nii dafa tëj. bu dee jigéen bu mën a am doom mën naa am ci yoon wi doom te loolu xam nga ne case de santé baa ngi nii liggéeyul amul garab. teyit ak lëndëm gu metti ay sàcc solo leen ndaxte dëkk bi day amul courant ab sa jon moom moo yor seen kàddu. Pout Ndof fii Pout Ndof doxul dañuy seetaan amuñu yoon maa ngi nii gis nga samay tànk amuñu courant duñu jàng ku ci jàng ba jóge fii ñu dàq la ndax amoo loo jànge ndax loolu baax na bu ñu nekkee fii dañuy jàng ba sonn ndax dañuy taal suñu sonde waaye bu ñu demee fële duñu jàng. dëkk bi di Pout Ndof it daanaka nee nañ am nañ jafe-jafem ndox ndaxte sax forage bi nga xamante ni moom la ñu samp muy jox ndox waa Palmarin Ndiosmone daanaka tuyau yi ci dëkk bi la jaar. ñun ñoo toog ci kaw ndox ñun ñooy jox ba Fatick Ndiosmone Palmarin kon donc loolu du yoon. suñu teen bi mat na téeméeri mètre gune yi dañ koy jukki ba seen wet yi dañuy métti léegi ci boppam ndox mi mu ngi nii te mënuñ cee jot. askanu Pout Ndof nee nañ sonn nañu jamono yi te nag ñi ngi sàkku nag ci nguur gi mu jàppale leen seen i mbébét ndaxte nee nañ ay at a ngi nii ñu di ko joytu. RFM Thiès Cheikh Anta Diop.
jërëjëf sëñ Cheikh liggéeykat yu hôpital Henri Locubé bu Diourbel xam naa Babacar Diouf koy gën a mën a prononcé Soda l'hôpital boobe bu diwaanu Njaareem liggéeykat yi ñooy sàkku ñu remboursé leen ci la ñu compoon ci seeni payoor jamonoy grève alliance And Gueusseum nga fi woon moo waral ñu xëy def toogaadu ñaxtu foofee ci l'hôpital Henri Locubé bu diwaanu Diourbel yooyu liggéeykat bëccëgu tey gii ak feetu Saint-Valentin Soda Thiam xam naa bu ñu nekkoon tey ci télévision bi mu gën a rafetati waaye ñu jàpp ko ci onde yeeg rajo beeg soxna Asi Gaye mi xëy laaj ñenn ñi ndax ñu ngi waajal feet gi am na ñoo xamante ni bëgg nañ ko lool ànd ci ak ñenn ñuy bëgganteel am ñu ñoom daanaka nee nañ tallu ñuy Saint-Valentin Asi Gaye. Saint-Valentin ñi bëggante nag dinañ waxante ay wax yu neex wala sax ñu joxante ay cadeau ngir wane seen cofeel ca marché Alizé jaaykatu téléphone bi naan loolu du yitteem bàcc cooy. Saint-Valentin waaw dama koy dégg nii rek mais man tawuma si noonu damay gis bon man moom considéré wu ma ko ma gën chaque jour. nekk seet Ndeye Assou Diédhiou fas yéene naa màggal Saint-Valentin bu njëkk ak borom këram. Saint-Valentin pour man dama koy dund chaque jour puisque maa ngi door a dugg ci ménage donc chaque jour dañuy vivre suñu amour. reer bu neex cadeau ak ay salañ dara du manqué duñu xamal madame Konaré. nay raw neex day romb neex. waaw xanaa def suñuy affaire jaar yi dafa ba mu baax noonu monsieur gën a bëgg rek ba gën a kontaan. cadeau bi secret lay doon nag. di ab célibataire Xaasim def na tànneefam joxewul cadeau bëggewul. bëggantewuma jamono yi bëggantewuma de dama gisul ku ma bëgg xale yi dañuy naxe rek kenn doyuma gisuma xale bu ma doy. daf ma dara ama programme xanaa xëy wàcc toog jàpp sama ñam. Saint-Valentin bi couple yi ñu dajeel ñi ngi koy waajal nànk-nànk ab fête boo xam ni la ñi bëggante dañuy yeesal seen mbëggeel ci fànn bu nekk. RFM Sport. Asi Gaye ñu koy gërëm ci reportage bi ak ambiance bi ni ko Ndiogo waxee reportage ngéwale Soda maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Hadj Assane Gueye. maa ngi waaj a yeesal. waaw leen yeesal njàpp gën yeesalu mbëggeel. ñu tàmbalee football bi nga xam ni mu ngi ñuy jox mbégte moom it lépp mbëggeel rek ak mbégte la feet gi. yal na yàlla saxal jàmm ci réew mi. mbégte gi dina yokk bu sunu gaynde yi jëlee final bi seen digg ak Mali lay doon en tout cas ci wàllu U20. mi ngi noonu ni ñu ko waxee noonu la Hadj Assane ñu mu mel ni nag dañoo nar a dajawaat rek ñoom ñaar ñooñee di Sénégal ak Mali ndax booy xool ci jongante gu njëkk ci seen phase de poule yi ñoom ñaar ñoo daje woon ba Sénégal sax daanoon leen ci ñaari bal ci dara waaye nag bu ñu sukkandikoo ca sélectionneur bay di Youssouf Dabo buy la jongante dina wute maanaam final gi dina wute jongante gi nga xamante ni joué woon nañ ko ci phase de poule ñu teewlu ay kàddoom. Ce sera un match différent parce que c'est une finale. Final bi suñu diggante ak Mali dana wuteek match bu ñu jotoon amal ak ñoom dëgg la gañe woon nañ leen ci match googule waaye waxoon naa leen ni équipe bu Mali bi dana dem fu sori équipe bu baax la léegi nag suñu final bi danañu seet ba xam nan lay joxe sama objectif nag ci ndorteel gi mooy fexe ba jàll li nga xam te daal moo di premier tour yi léegi nag gannaaw jàll nañ ko nag la ci des danañu xool final nag yegsi si lu baax la pour ñun loolu nag dugguleet pour équipe bu Sénégal waaye la ca am solo moo di liggéey bi nga xamante ne daal moom la ñu fas yéene amal ci entraînement bi bu fekkente ne daal yemb na am nañ yaakaar daal final bi danañ ko daal di gagné te loolu nag danañ ci ànd ak fierté gu wér. nous amène à gagner un titre, ce sera avec fierté et honneur. ñu des ak football bi Soda ci wàllug Ligue 1 bi ñetti match yu ñuy joué en retard. ci stade Al Caroline Faye bu juróomi waxtu jotee Mbour Petite Côte nag moo fay dalal Casa Sport loolee nag ñeel juróom-ñetteelu bëccëg bi nga xamante ni dañ koy dabu mu di occasion boo xamante ni équipe Fagnon bu Ziguinchor bi bu ci amee ndam dina mën a jege li nga xam ne moo di podium bi waaye tamit Mbour Petite Côte mi koy dalal bu ci amee ndam dina sori tuuti ci suufu tableau bi ca stade Léopold Sédar Senghor bu ñeenti waxtu jotee US Gorée dina fa dalal Linguère bu Saint-Louis loolee nag dafa ñeel fukkeelu bëccëg bi ñuy dabu ba tey ca stade Léopold Sédar Senghor boobee bu juróom-benn di waxtu ci ngoon jotee Jaraaf dina dajeek ak ñaari Tali loole tamit ñeel fukk ak bendeelu bëccëg bi ñuy dabu Hadj Assane. basket bi moom ak ceeg gi ñeel mondial Chine 2019 sunu gaynde yi ba tey nekkunu regroupement. te juróom-ñetti fan képp rek moom moo daal di des Sénégal soobu ci boobule tournoi waaye nag lu jëm ci wàllum regroupement gi xamagun ci dara waaye tamit ci loolu technicien bi di njagaloo moom nee na jarul tiit ndaxte Sénégal mën na compter rek ci joueur am yi nga xamante ni seen xam-xam jéggi na dayoo ci genre compétition yi ni mel ci loolee sax mu ni
ni Sénégal naam benn ndam la soxla waaye mën na gàddu ñetti ndam yépp nga xamante ni moom la war a wuti ji ca Abidjan ñu teewluy kàddoom. waaw man mën naa si am xel mu dal parce que dama naan ñu bañ ñëw regroupement mën na am ni seen club yi ñoo leen rek ñoom seen championnat mais ñun suñu équipe bi yëpp boo xoolee 16 yu ñu jël yëpp ay professionnels lañu donc même bu ñu amee juróomi fan entraînement sax war nañu mën a def mais li ma si jàngat bi ma si def rek mooy dañu soxla benn victoire mais benn victoire boobu yàlla mën na def ñu gagné sax tournoi bi fii bu xale yi nangoo défendre bu baax a baax en équipe respecté nag consigne yi nga xam ni moom la leen entraîneur bi jox parce que bu ñu fàtte ni ay joueurs de qualité la ñu am qui sont bons très très bons individuellement joueurs yëpp baax nañu 5 jours bu ñu ko amee entraînement sax baax na mën nañu dem incha allah te yàlla dañuy defal ndam bu soobee yàlla incha allahu rabbi. mu nekkoon njagaloo kon ci xibaar yi ñu mujjee jot Hadj Assane moo di joueur yi nga xamante ni ñoom nañu woo daañu tàmbalee ñëw ci Ndakaaru ni ki njeextalu ay bés gi waaye loolu nag day dépendre ci seen match yi nga xamante ni moom la ñuy joué ci seen i club lu jëm ci tamit billet d'avion yi pour dem ca Abidjan ministère des sports ñoom daal di nañ koy jënd ba noppi di fàttali rek ni Sénégal Rwanda lay njëkk a dajeel ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février laata muy am Mali ak Nigéria ñaar fukki fan ak ñett ak ñaar fukki fan ak ñeent Hadj Assane. jërëjëf soxna Soda Thiam.